wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision nationale la chaîne leader mais également jërëjëf yéen ñi nga xam ne yéen ay topp seen émission xeltu samedi bu jot gaaw bu jot ñu leen fi dalal ay kàngam yoo xam ne dañuy ñëw jàkkaarloog ñoom waxtaan ak ñoom ci xew-xew maanaam dëkk bi waaye également li ñuy yëngu ak lépp loo xam ne aussi tamit mën na indi ak yokkute ak njariñ réewum Mauritanie. alors tey jii ñu dalal nag gan gu rëy koo xam ni sunu leen ko présenté daa ngeen xam ni jigéen ñi nga xam ni ñooy jàmbaar yi ba tey ñoo ngi fi. xam ngeen ni ñoo ngi ci la veille de l'indépendance dans une semaine ñu war a feetu 61e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie ci loolu ñu jagle ak jigéen dafay nekk wareef day nekk yoon ndaxte nag jigéen ñi am na lu bare loo xam ni def nañ ko doxal ko ci lii nga xam ni mooy indépendance su réewum Mauritanie ba tax na kon du ñuy ànd ak waa régie comme ni ñu koy defee saa su nekk un geste ki fa nekk mooy Abdallahi Dahi ànd ak ñun ci wàllu son bi ki nga xam ni mooy Sidi Mouhamed ak Moustapha Mouhamed ànd tamit ak ki nga xam ni moom mooy communication Fatimetou Bilal. Script Ariba ànd ak ñun Tahman le coordinateur de cette émission ànd ak aussi tamit que sunu réalisateur le grand Mohamed Tra Ahmed Tall nekk ak ñun ci wàllu maanaam cadrage bi caméraman ki nga xam ne moo nekk antenne fale ci régie 1 Moustapha Gueye ñooñu nag lu ñuy ànd ak ñun comme d'habitude comme ni ñu koy defee rek ànd ak soxna Lena comme ni ñu koy defee saa su nekk. L'incontournable et l'infatigable comme j'ai l'habitude de l'appeler mu jox nu sunu portrait invité tey jii kan la ñu invité ci seen 226e numéro xeltu bi xeltu juddoo ak léegi ñu dem ak waa régie ak Fatimetou Bilal dellu soit ci plateau bi. seen émission xeltu dina fësalaat beneen daanaan mi ngi wuyoo Awsa Mamadou Ndiaye juddoo fii ci Nouakchott jànge fi tuut tànkam ak li nga xamante ni moom mooy diggu doomam ba defi mooy baccalauréat ginnaaw baccalauréat mu xool xam ne am na lu bëri lu ko war tax ko mu daal di soobu ci li nga xamante ni moom mooy tàggatu bi daal di def li ñuy wax ressources humaines ci atum 2002 bi mu fa amee li jaasam boobee yamu ca daal di def li ñuy woowee assistance sociale ci loolu sax ci la tàmbali liggéey fii ci hôpital Zaïd bi nga xamante ne mi ngi fii ci biir capitale bi di Nouakchott nekk fa di liggéey ba yàlla boole ko ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kuréel gii di Croix-Rouge française di fa def nag liggéey bu mucc ayib di taxawu askan wi ci wàllu wu ne bokk na ci moom mi nga xamante ni moom mooy Awsa Mamadou Ndiaye ci liggéeyam di taxaw ñi nga xamante ni dañuy ànd ak jàngoro ji ñuy woowee Sida nekk nag kuñ ci ràññee lool ba xëy nekk ab consultante internationale jaaree fa nag di liggéey ak kuréel gi di Nations Unies di mbootaay xeet yi. bi mu demee lu yàgg ci la dellu daal di def ab taxaw seetlu ne moom war na am lu mu taxawal ci wàllu boppam ci la taxawal kuréel gi di AGD di kuréelu boppam di ci taxawu ñi nga xamante ni ñoom ñooy néegi doole di liggéey jëmee ci wàllu wér-gi-yaram ko tax mu def loolee du lenn lu dul dimbali ñi nga xamante ni seen doole dafa demewul noonu waaye nag moom mi nga xamante ni moom mooy Awsa Mamadou Ndiaye ci liggéeyam boobee tax na ko mu tukki ci réew yu bëri ndax liggéeyam boobee moo ko laaj moom mooy tukkeem boobee mu am ci ubbeeku yu bëri ci sottante xalaat yi nga xamante ni dafa bëri di ko sontante ak xalaat ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom xam yu mag yooyee ci lu yàggul loolee ci li nga xamante ni moom mooy wàllu taxawaayam
mu daal dina nag ne faw mu sóobu ci li nga xamante ni moom mooy wàllu politique gi ndax dafa njort ne moom mii di Awsa Mamadou Ndiaye am na lu bëri la nga xamante ni mën na ko jëriñ askan wi ci li nga xamante ni moom mooy wàllu politique ci loolu ci la ko waa parti bi du PUD daal de samp rek mu nekkoon seen mbër ci jongante bi nga xamante ni moom mooy jongante ndawi pencum réew mi ci atum 2012 ci loolu ba tey bi mu ci génnee donte amu ca ndam waaye def na ci ab jàngat bu rëy sax jàngat bu am solo ne moom mii tey jii xam na lu bëri ci politique donte amu ci ndam waaye dina ko tax ba mu mën a xam naka lay def bu beneen yoonee bu bëggee sampaat ndëndëm ndax tey fi tey dafa jàpp ne góor ak jigéen mag ak ndaw politique bi dafa war a bokk ci seen dund ndax bokk na ci li nga xamante ni moom mooy yee askan waaye bokk na ci li nga xamante ni moom mooy gën a tax nga xam lu bëri ci sa àdduna moom mii di Awsa Mamadou Ndiaye ay mbokkam ki jege ñaalem ñëpp am ci moom seede bu rafet ci taxawaayam ci jikkoom bu rafet waaye it li nga xamante ni moom mooy bëgg dimbali saa yu ne néew gi doole di as góor ba nga xamante ni saa yu ne dafay bëgg di defal lu baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy askanam moom mii di Awsa jigéen la ba nga xamante ni dafay sëy nekk ci néegu sëyam yàlla may ko nag ñaari bant ba tey ci liggéeyam boobee ci biir këram googee jotoon na fi taxaw ñaari at ci li nga xamante ni moom mooy taxawal liggéeyam ngir mën a jege njabootam ngir mën a jege li nga xamante ni ñoom ñooy ay doomam ngir gën leen mën a jubbanti ci li nga xamante ni moom mooy yoonu njub ndax dafa jàpp ne li muy dem bëri na liggéey bi nag moo ko waral waaye nag yenn saa yi da ngay gestu ñi nga xamante ni ñoom ñooy sa njaboot ba xam ci lan la ñu taxaw waaye it nga gën leen mën a nàmpatal ci li nga xamante ni moom mooy sa bopp loolu moom mooy li sababoon mu taxaw ñaari ati yàlla yooyee waaye it bi mu jógee newaat bërit dafa sumbuwaat rek ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi ba tey jii mu def ko li mu nekk ni tey jii Awsa Mamadou Ndiaye moomee tey jii moom mooy ganu xeltu fas yéene toog ak Babacar Naam ñu waxtaane lu bëri ci li nga xamante ni moom mooy taxawaayam waaye it li nga xamante ni moom mooy nekkinu askan wi ak lépp li nga xamante ni moom la jamono laaj. Awsa Mamadou Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar Dab. alors tey mbégte la ak kontante la ma dalal la tey jii ci émission xeltu dégg nga portrait bi nga xam ni soxna Lena def na ko jëmale ko ci yow ban jàngat nga ci am. macha allah alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw sant yàlla ak yonent bi ak gërëm suñu ñaari waajur ñoo ngi delloo njukkal déjà initiative bi li ngeen ñu am ci ñun confiance ba ñëw jël si ñu fi ñu nekk invité ñu tey ci émission bi ñu war cee mën a toog waxtaan wax ci ñu lu bëri xamanteeg si nit ñi jàngal leen ci aussi lu bëri ci ñun. jàngat bi may def ci portrait bi mu def mooy wax na lu bëri li nga xamante ni am na mais bu ñu delloo ci AGD kuréel la bi nga xamante ni benn doomaan Mauritanie bu ñuy wax Diop Alioune moo ko taxawal mu doon kuréel bi nga xamante ni day liggéey ci lépp li nga xamante ni day jëm ci saytu wér-gu-yaram particulièrement domaine u VIH ma doon nag ki nga xamante ni ci loolu dama ci liggéey balaa may yegsi si moom ndax Croix-Rouge française moom laa doon def SOS Père éducateur moom laa doon def mu xool ni xëy na man am naa kattan ak mën-mën bu nga xamante ni dina tax ma mën a gérer centre de santé mu jox ma centre de santé bi ma féete ci muy centre de santé communautaire di recevoir it nit yi nga xamante ni xëy na ci feebar boobu la leen yàlla teg ak ñeneen ñi nga xamante ni xëy na sax du feebar boobu ndax lépp lu jëm ci santé de la reproduction ñoo koy def santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents particulièrement xale ndaw yi nga xamante ni dañoo toll ci 12 ba 20 ans xamante ni dañoo toll ci xam seen yaram ak jàngat li nga xamante ni moom la ñu war a moytu ci àddina. Donc je suis là en tant que mère et aussi une personne d'écoute. D'écoute. Alors mais lan moo motivé Awsa mu engagé wu ci domaine boobu domaine bi nga xam ne mooy domaine nu maanaam santé et plus particulièrement comme ni nga ko waxee mu nekk une association communautaire nga jël ko samp ko dans un quartier périphérique donc de la capitale lan moo la poussé wala lan moo leen poussé pour ngeen jël makkaan bi muy siège bi ngeen samp ko foofule. voilà benn boo xoolee ci samay lijaasa amul fenn fi nga xamante ni def naa ci santé à part l'assistance sociale
li tax ma engagé wu ci domaine santé dafa doon lu sore ci man ndax bi may ëmb sama doom bu góor bu mag ci la am nit ku feebar ci cadre VIH mu doon nag feebar bi nga xamante ni bett na ma bettu ma waaye pour ma xam exactement de quoi il s'agit ak pour ma mën a taxawu nit kooku féetewoo ko fi nga xamante ni foofu laa ko war a féete ndax confiance bi mu am ci man ba yegg ci man wax ma waxam ma engagé wu ci la lutte contre le VIH tout en étant père éducatrice tout au début relais communautaire agent communautaire ba ma egg ci statut bi ma yegg tey ma nekk une animatrice chargée de l'observance au niveau du CTA ak une personne chargée carrément d'un centre de santé ak grandiosité bi mu am c'est parce que je me suis focalisée particulièrement sur la personne qui est malade et qui s'est confiée en moi et en dehors de cela je me suis aussi retrouvée contrainte de le faire ndax nit yi ma fekk ci sama kanam ñu bëgg ma am ci man confiance di ma dénk seen bopp di ma ñaan lu bëre li nga xamante ne xëy na mënuñu ko ñaan keneen ñu jël ma rek def ma seen personne de confiance aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur parce que bi ma nekkee Croix-Rouge j'étais engagée dans un autre domaine muy prise en charge nutritionnelle prise en charge nutritionnelle boobu dem ba mettre ma en contact ak ay nit yi nga xamante ni amaana mënoon naa dund sama giiru dund tasew ma ak ñoom dama daan jël vivre Nouakchott yóbbu ko intérieur Mauritanie donc di xamante ak ay nit yi nga xamante ni xëy na mënoon naa leen bañ a rencontrer ci àddina mais tey toll naa fi nga xamante ni bu ñu ñàkkee garab man la ñuy woo ma dem récupérer seeni garab def ko ci garage fay chauffeur bi mu yóbbu leen ko ba mu yegg ci ñoom ñeneen ñi nga xamante ni bu ñu amee problème mu difficulté jël prise en charge ci yenn centre unité de prise en charge à l'intérieur man la ñuy woo ma boole leen ak médecin bi fa nekk wala ma fayal leen yenn say pass ñu ñëw ba Nouakchott faju delluwaat teen alors est-ce que ci domaine boobu ci wàllu woowu nga xam ni yaa ngi ci mu nekk mbir moo xam ni mbir mu extraordinaire la parce que soo demee ba nit am yaakaar ci yow ñëw confier la boppam c'est parce que confiance moo lalu foofu alors bu njëkk VIH sida ku ko daan dégg sa àdduna day tukki alors que sax am na ay feebar yoo xam ne ñoo gën a grave VIH te ñu koy nit ñi di ko dund mais VIH nit ki mënu ko woon supporter ci boppam que ni man am naa VIH alors tey jii nga gis ni tey jii nit ñi ñoo ngi am courage di confier wu alors est-ce que dund boobu ngeen xam ne yéen a ngi dund ak ñoom est-ce que yéen a ngi ci centre une évolution boo xam ni baar bi mi ngi jóg. effectivement man bi ma engagé woo foofu la sentir ni c'est là qu'il fallait travailler parce que boo xoolee bu baax xëy na discrimination bi ak stigmatisation bi moo tax nit ñi te avancé nit ki day ragal nit yëg ko xoolee ko nit ko day ragal ay waajuram wala ay waa këram yëg ko beddi ko donc ñu liggéey ñun ci côté boobu ñu indi ci ay programme kii visite à domicile ñu seet si nit ki fi mu dëkk xool ni mu toogee kan moo ko yëg ci waa këram est-ce que il est possible que nit ki recevoir ñu këram à part ça on a mis en programme beneen programme bu ñuy wax la recherche des perdus de vue parce que boo defee dépistage nit ki mu jël prise en charge yow sa code mooy nekk code bi nga xamante ni moom la ñu identifier nit ki bu ñu xasee ba jox ko code yow yaay nekk une personne référence bu nit ki réeree yow la ñuy wut ni la yow kat malade bi nga référé woon mu doon nekkoon sous prise en charge gisuñu ko depuis 6 mois dimbale ñu xool ndax ñu retrouver ko yow yaay dem seeti borom est-ce que mi ngi dund est-ce que mi ngi dëkk fi mu dëkkoon ba tey est-ce que toxuwul dem ci beneen dëkk est-ce que mi ngi sous prise en charge ba tey donc on a travaillé dans ce sens ñu mettre en place programme yooyu avec la Croix-Rouge française liggéey ci lu bëri ba tax ñenn ñi am fit am sañ-sañ am ñeme di ñu jege parce que ñun ñoo nekkoon ak ñoom le plus souvent loolu dem nag ba wund ci man leen dootuma dem xew mooy lan dootuma dem xew ñu bëri nag di ma ko jàppee parce que dañu yaakaar ne xëy na bëgguma wuy ji xew wala bëgguma feeñ ci biir nit ñi mais boo nekkee ak ay nit yu mel noonu pratiquement une file active de 8000 et quelques personnes qui sont atteintes et qui peut-être leur famille xëy na xamuñu ni dañoo feebar wala seeni xarit wala askan wi ñu bëri yëguñu ne dañoo feebar nga dem ci xew toog ak nit ki nga xamante ni xam na leen ñoom fekk ñoom ñoo ngi ca xew ba ñoo ngi lay seen yaa ngi waxanteeg nit ki loo mënti waxanteeg moom suba ba ngoon jot même bu jëmul ci cadre boobu il suffit que borom gestu xool ko rek mu yaakaar ne yaa ngi ci dara donc loolu dem ba tax ma réticente ci ay wuy ji xew. mais est-ce que loolu du la ñàkkloo aussi tamit que sa famille say proche. bon bu s'il s'agit de ma famille très proche ñu ci ëpp dama leen di wuy ji parce que ñooñu xam nañu ci lan laa ne
voilà mais bu demee ba nekk génn ci cadre familial amitié et autres rek damay méfier wu dañ may invité sax man di leen waaw dinaa ñëw mais yenn saa damay toog ba guddi ma ñëw ci borom jox ko li ma koy ndewtal dem sama yoon mbaa veille xew bi ma ñëw fa dem sama yoon mais jour xew bi fi invité ñëpp di toog du ma ñëw ma éviter ko carrément pour rek mettre les gens sous protection. Alors le VIH comme on dit c'est une maladie particulière parce que en général dañuy gis inconvénients yi nga xam da koy def wax nga ko léegi ni ñu ci bare des fois maanaam stigmatisation bi rejet bi nga xam ni des fois say propre famille sax ñoom ñoo la koy def loolu moo leen di tiital loolu moo leen di pousser sax ba daas di sax des fois ñoo xam ni dañuy préférer xaru gis nañ ko fi ay ñoo xam ne dañuy dem xaru uniquement parce que mënutuñu supporter ñu leen di rejeter alors tey jii en tant que tey jii éducatrice en tant que tey jii une femme entrepreneur nga nekk ci wàllu di ci dox lan moo doon sa message boo xam ne tey jii soo ko doon lancé da nga koy lancé ñi nga xam ni waxuma ñi mu dal mais ñi nga xam ne ñooy rejeter en général ces genres de malades. Bon. Je suis l'exemple palpable ku ma xool xam ne sama nopp sax mettiwu ma te je vis avec eux depuis pratiquement près de 12 ou 15 ans maa ngi ak ñoom di dund ak ñoom di leen dimbale di yëg ak ñoom di wàcc ak ma dara jotuma au contraire j'avance dans mes perspectives kon bu nit xoolee foofu rek war na mën a bàyyil nit ki cër ci àddina nit ñi nga xamante ni dañoo feebar wutewuñu ko de yàlla leen ko teg kon boo xoolee ni yàlla mooy tege baaraam bu dagg di nga war a xam ne yàllaay tege si. est-ce que foofu aussi tamit ñi duñu faral di juum parce que des fois ku am VIH ñu bëri dañuy jàpp ni kii fokkat la wala kii dafa dem foo ba am ko alors que bari na tey jii ñoo xam ne am nañu feebar boobu du foo moo leen ko yóbbee. dañ leen ko wàll. am ñoo xam ne xamuñu sax fan lañ ko jëlee. te gëm nañu que ni ñoom defuñu lu tax ñu war ko am. waaw yàlla mooy séddale rek ku mu jox sa cër nga gedd rek. dafa fekk li ko wundu diis ñi feebar ñi nga xamante ni wutiwuñu ko yàllaa leen ko teg toog na ci biir néegam ba sida fekk ko fa góor toog na ci biir néegam ba sida fekk ko fa waaye dafa am lu ñu war a discerner mooy être porteur du virus ne veut pas dire malade ndax dafa am phase de séroconversion bi nga xamante ni bu ci nit ki tolloo yow doo mën a xam ne kii dafa feebar il faut que mu daanal ko pour nga xam nit ki dafa feebar kon bu dee nit ki saytuwul teel du mën a xam fan la feebare ak ku ko feebar ak nu mu amee feebar donc là day difficile ñu naan kii fookat la loolu rek doy na pour ñu mën a xam ni du foo mooy koy indi ci nit mais ndogal la te ndogal du wees dëgg la nag yenn saa yi dañ koy qualifier ni feebar bi ci milieu fookat yi la ëpp ci milieu yenn xeet yi la ëpp waaye du loolu yàllaay séddale rek te feebar la comme feebar yëpp man bu ma xoolee tey dama naan ni sax day wér ndax toll nañu fi nga xamante ni tey ci faj bu nit ki demee ba ñu naan la charge virale est indétectable kenn gisatu ko ci sa yaram mën nga sëy te doo wàlle mën nga jur doom te doo ko wàll kooku borom mën na wér mais au juste loolu dafay bare ñoo xam ni tey jii parce que chance la tey jii ma am la si sama kanam ndaxte bare na ñoo xam ni tey jii ñoo ngi toog di seetaan tey jii émission bi loolu dafay poser wu seen question à chaque fois day poser seen xel parce que chaque fois suñu waxee ni nit ki am na VIH mais mën na am doom mën na ëmb ba am doom te du wàll doom ji loolu dafay jaaxal si seen dafa leen di jaaxal à chaque fois donc il se pose la question comment loolu nan la mën a amee tey jii dama bëggoon nga jox ñu une explication nette et précise boo xam ne dana mën a permettre ñi nga xam ne ñoo ni sida ñu mën a comprendre loolu. Voilà le sida n'est autre qu'un virus. li ngay déggee corona di dégg leneen comme coronavirus bi ñuy dégg bi temps yi. mun la bële àdduna bi waaw voilà. mais dafa doon virus bi nga xamante ne daa fuuy. ci deret lay dund. ok ci deret lay dund donc wàllante bi ci deret la mën a am. dafa am benn phase bi nga xamante ni bu ci nit ki nekkee du mënul xam ni dafa feebar parce que là le taux de CD4 n'est pas changé. moom dafa ànd ak li nga xamante ni mooy li ñuy wax les globules blancs yi nga xamante ni mooy défendre le corps. moom mooy baisser virus bi yéeg. tant que taux de CD4 bi wàccul virus bi yéegul donc tant que virus bi yéegul mënoo xam ne
kii dafa feebar donc ci période bi mu feebar mën na def période bi mu dugg ci moom mën na def test mu fekk ko négatif moo tax ñu naan nit ki boo defee test 3 mois après da ngay dellu si def test de confirmation pour ñu xam ni est-ce que mi ngi ci yow wala nekku ci yow parce que mën na développer wu ci 3 mois yooyu nga xam ni yow y a 3 mois de cela li mu nekk ci yow à partir de cet instant moo tax ñu mettre en place un programme testé traité lépp bu nit ki buñ ko saytoo mu nekk ci moom rek dañ koy mettre sous prise en charge ci saa si bu borom jëlee ay garabam ni mu waree parce que moom booy jël sa garab yow yaay choisir dañ naan la benn comprimé la chaque guddi nga koy naan yaay choisir heure bi nga koy naan mën nga ko naan fekk virus baa ngi fii nga maintenir heure bi maintenir ni nga koy jëlee ba nga dee xëy na du génn ci yow foofu lay dee foofu lay nelaw dootul jóg mais il suffit que nga nekk nit ki nga xamante ni xëy na da ngaa xaw a xayadi nga fàtte tey tëb suba fàtte gannaaw suba tardé beneen bis mu yeewu. mais kooku cela veut dire mooy li nga wax léegi que ni dafay wér. voilà feebar la buy wér bu yeewoo day créer résistance day xam fi garab gi di jaar de ce fait que même boo naanatee garab bi dootu la jëriñ dara par contre boo jëlee garab gi topp ci wow ci ba keroog ngay dee du feeñ ci yow du mës a feeñ bu dee nit ki nag dafa dem ëmb ñu découvrir ni dafa ànd ak VIH dañ koy mettre sous prise en charge mu jël ay garabam correctement nit ñi nga xamante ni ñoo koy suivre au niveau prise en charge néonatal dañ koy suivre sage-femme yi xam ni kii kat dafa am VIH dafa am particularité bu mu war a wasine bu waree wasin dañuy jël xale bi mettre ko sous lu ñuy wax niverapine c'est un vaccin bi nga xamante ne moom la ñuy vacciner xale bi mu dissiper l'effet de la contamination mais day fekk yaay ji nekk sous prise en charge waaw parce que moom mi ngi ko mën a wàll rek fi ñuy daggee cordon ombilical bi wala mu nampal ko au-delà de 6 mois parce que moo tax ñu naan l'allaitement exclusif c'est entre 0 à 6 mois bu yeggee 6 mois na arrêté de ce fait que dootul kii wàll xale bi mais su weesoo 6 mois yi rek wàll bi mën na ko wàll lu ne xaj na ci voilà donc si 6 mois yi lay yem te bu xasee ba wasin ñu fi ñuy daggee cordon ombilical bi dañuy vacciner xale bi ak niverapine comme ça mu dissiper l'effet de la contamination mën na aussi sëy bu ñu la nee bu borom demee ba nekk ci charge virale indétectable mën na sëy te du wàlle c'est parce que virus bi yeewuwul amul résistance nelaw na fi mu nekk fi amul doole pour dem wala même mi ngi ci corps bi mais nekkul ci partie yi nga xamante ne mën na wàlle voilà donc moom ci partie yi nga xamante ne mën na wàlle ci maniw lay nekk wala ci mu nekk ci deret wala mu nekk ci fi nga xamante ni dafa jege sëyukaay nit ki mais signes yi nan lay demee nan lay ñëwee ci nit ki mën a sentir que ni am xelam que ni man mi je me sens pas bien que ni il y a quelque chose qui ne va pas chez moi nan la koy remarquer. Il n'y a qu'une seule manière de savoir qu'on est malade du VIH c'est le test. kese amul leneen. parce que li ma la wax ni mooy virus bi bu xasee ba dugg ci yow il détruit le système immunitaire le fait de détruire le système immunitaire il gagne de la force quand il gagne de la force il ouvre la porte aux maladies opportunistes maladie opportuniste mooy lu mel ne biir buy daw lu mel ne tuberculose lu mel ne paludisme lu mel ne grippe yooyu yëpp bu ñëwee day installé wu toog dara du génn amuloo lu nga xamante ni da lay défendre à l'intérieur donc ko amul wéeruwaay ba max la day yomb c'est ça donc le fait que ni amuloo dara lu la défendre sa biir corps mooy tax ni feebar bu ñëw moom moo lay rey mais virus bi ci wàllu boppam dafay agent causal rek mais léegi agent causal la rek mais le stade de maladie c'est ce qu'on appelle le sida alors mais léegi nan la nit ki di war a consulter woo maanaam di xool deretam ndax loolu nekk na ci wala nekku ci par at la koy def par 6 mois la koy def wala su ko defee mën na ko def par 2 ans parce que nit sax mën na def test léegi ni dara nekkul ci yaramam ñëw confirmer que quelques mois après ñu ni ko dara nekkul ci sa yaram mu teqale koog loolu xelam dal lool mu toog jëm 6 mois après mu dugg ci yaramam parce qu'on ne sait jamais mais nan la nit ki war a di dem pour di tester boppam pour nit ñi tamit ñu ñuy seetaan mën ko xam. voilà donc pour def test bi c'est très simple il y a plusieurs manières il y a le test mobile ñi dañuy déplacer wu di def des tests communautaires à travers les ONG il y a le test fixe au niveau même des centres de santé et il y a aussi le test volontaire nit ki day jóg dem moom ci wàllu boppam defal boppam testam hormis ça il y a le don de sang bu dee da nga ragal test bi nga dem def sa don de sang tous les 3 mois à travers le don de sang mën nañ la wax nangam bi wala nangam bale
sinon les bilans général sa bilan général boo koy def annuellement normalement war nga mën a xam lépp lu nekk ci sa yaram. Et en dehors de tout cela le fait que ñu naan la virus bi mën nga ko bañ a am tey nga am ko suba booy dem bay def test dafa am benn kii bi ñuy def ak yow muy counseling boobu dalay wax lépp li nga xamante ni responsabilité la à prendre par rapport au geste de faire le test. Parce que faire le test ne se résout pas seulement à savoir quel est l'état de ta santé, mais ça évolue. dalay jàngal yow ban responsabilité nga war a am par rapport ak sa bopp yow tey ñëw nga saytu si lu tax nga saytu am na lu tax am na lu ko wundu donc li nga xamante ni yow moom nga ñëw seet si amaana nekkul ci yow tey mais boo continuer le même comportement est-ce que doo ko am donc ça demande un certain changement de comportement. Alors tey jii yow defe naa ni tey jii tu es très bien placé mieux placé pour mën a joxe ay leçons mën a joxe ay conseils. Parce que dañuy gis ni tamit que ci wàll woowu dafa am benn maanaam phase négative muy li nga xam ne moom moo jëm ci problème yi muy indi des fois ci foyer yi. divorce yu bëri def ci faral di am. parce que comme ni ma la ko waxee junjee sànq ñu bëri du ñuy jàpp rek ni sama jëkkër dem na am na ko dafay fo sama jabar am na ko dafay fo fekk na taxul mu demee noonu alors tey jii yow ban conseil ngay jox ay couple yi nga xam ne ñoo ngi dund su fekkee ni. dem nañu ba loolu mën a dal seen kaw yàlla tere kenn ñaan lu ko kenn mais ñu mën a fexe ba maîtriser seen bopp parce que tey jii je pense que ni tu es une voix autorisée pour mën a leen jox ay conseils. voilà ñu ngi dund leneen li nga xamante ni dafa gën a doy waar lu ñuy wax rek mulaana crime yàlla moom li muy def moom rek moo ko xam. dañuy am souvent ay cas de couple discordant jëkkër ji am ko ndaw si amu ko. wala ndaw si am ko jëkkër ji am ko te pourtant ñoo ngi sëy am nañu njaboot loolu yenn saa yi dafay am mais bu amee dañuy jéem a delloo si xelu couple bi surtout ki ko am dañ koy wax ni yow mën nga wér ba sëy ak moom am doom te doom ji du ko am te doo ko wàll donc foofu dañu liggéey à ce que ñoom ñaar ku nekk si ñoom porté moromam ki ko àndal mën a protéger ki ko àndalul mën a supporter ki ko àndal. donc foofu aussi il y a des programmes yi nga xamante ni dañoo toog juste pour di leen conseiller mooy assistance sociale bi ak prise en charge kii thérapeutique bi ak psychosocial bi loolu yëpp mi ngi ci pour dimbale nit ñi pour ñu mën a vivre loolu mais famille yi nga xamante ni dañoo xam ni am na ku ko am li leen war mooy woyof te xam ni àddina yombul jaar-jaar rek la dara xëyul sotti te dund gu sotteegul lu ne xaj na ci tout à fait. sa maam moo daan wax naan diggante xàcc ak dóor yiwu yàlla xaj na ci da nga yëkkati sa loxo bëgg dóor nit ñu la déet nga delloo sa loxo kon am na yenn yi nga xamante ni warul doomu aadama kenn bonul ku nekk bu doon sa sago yaay gën ki ci des sagam ndey ak baay ñooy jur doom ni bu doon suñu sago suñu doom ji ñu jur moo ñu gën te ñoom ñoo ko jur kon kenn gënul kenn lépp li nga xamante ni ñoo ngi koy dund suba ba ngoon jot ci métit diggante nit ak nit doomu aadama dafa war a delloo si xelam te xam ne gënul kenn. et surtout ci ay loxo ngay njëkk. ci ay loxo ngay mujj. et surtout la communication dafa am solo lool. dafa am solo ci ay loxo ngay njëkk ci ay loxo ngay mujj. boo xoolee fi nga jiitu ak fi ngay mujjee rek da nga war a régler. ndax diggante boobu loo ci def lu ñaaw rek xalaatal mujj ga. kon kii nga xamante ni daf feebar li la war mooy taxawu ko li la war mooy yeddu ko. li la war mooy toog ci wetam di delloo si xelam bu wéetee sax nga fekk si ko boo gisee mu xalaatee naka su dul noonu nga ah déet du noonu kaay yaa ngi bëgg a weddi yàlla delloo si xelam loolu buñ ko defee ci dimbale leen rek defe naa déni bi nga xamante ni ñoo ngi koy dund dootul am parce que c'est à cause du déni de la maladie que certains même abandonnent leur traitement pour jaar ci xaru parce que boo abandonné sa traitement yoo xam nga ni sa dee xaj na ci sa feebar bu ñaaw xaj na ci donc boo xasee ba def ko mooy bëggatuloo dara sa bopp si àddina te loolu nit a koy teg nit te bu ñëpp defee jàppale boobu rek defe naa ni kenn du am problème. mais nan ngeen koy dundee yéen ñi nga xam ne yéenay dox ci biti di dem en général ci biir réew mi parce que il me semble que aussi tamit que biir réew mi am na fa. te mi ngi fay sax def ay jéego. nan ngeen koy dundee si ñoo xam ni. Peut-être que li jëm ci wàllu sensibilisation ci wàllu communication ci seen wàllu environnement
dafay wute lool ak capital régionaux yi parce que soo demee tey jii soo ñëwee Nouakchott nga dem Nouadhibou nga dem Rosso peut-être que éveil de conscience boobu am na mais tey jii soo demee dans certaines localités ñoo xam ni peut-être que suñu balaa ñuy seetaan télé lu jafe la ñu déglu rajo am na lu bëri loo xam ne xamuñu ko ça veut dire que ça devient compliqué alors yéen ngi ci àll boobu di dem chaque fois di dem di dellu soit nan ngeen di dundee ak ñoom. Voilà, pour tout dire c'est juste difficile parce que dafa doon ay communautés yi nga xamante ni c'est des communautés presque pas éveillées du tout lu bëri daf leen échappé donc pour nga sensibiliser leen day xaw a difficile tuuti ak le poids de la tradition aada yi ak yelleef yi nekk foofu dafa nekk li nga xamante ni dafa xaw a doy waar pour nga changer seeni comportement mais quand même on fait avec le maximum possible surtout avec les langues nationaux lu bëri dafa ñëw ci kàllaamay nasaraan mais dañ koy delloo ci suñuy kàllaama ndax ñu mën a wax ak seeni borom sensibilisation mën a gën a jàll sensibilisation bi mën a jàll pratiquement man ci loolu rek laa yëngu je fais toutes mes présentations pratiquement dans les langues nationaux en pulaar en hassania en wolof pour que le maximum possible soit acquis de connaissances donc du yomb waaye on fait avec mais macha allah ñi nekk ci rural bi sax ñoo gën a yomb yenn saa yi delloo si ak ñi nekk ci urbain bi. mais ci wàllu tamit que ñi nekk ci rural bi dañuy am benn mbir boo xam ni dafa xaw a compliqué te loolu dañ leen ci wax à chaque fois mais ba tey dafa mel ne ñoom seen campement fi nu toogoon la nu taxaw ba léegi muy jigéen yu ñuy xarafal mu nekk complication boo xam ne tey jii ça devient sérieux et loolu pas seulement que le VIH mais am na yeneen ni xeetu maladie yoo xam ni dañ koy faral di am muy comme nu koy waxati sax feebaru jigéen boobu nga xam ni dafay faral di jàpp njurukaay bi di leen sonal ci lu bare voilà col de l'utérus mu nekk loo xam ni c'est compliqué est-ce que dans vos missions yéen a ngi leen di bàyyiloo xel lu bëri que ni leen yooyu xeetu jëfin bien vrai que ñuy wax ni sunu aada la sunu cosaan la mais c'est révolu. Exact. Je reviens d'une mission de 15 jours. Actuellement, je faisais quelque chose dans ce genre. Et c'est particulièrement dans le Brakna. C'est des localités yi nga xamante ni ba tey ñoo ngi xarafal même bu dee waat nañu ci kanamu ñëpp ni bàyyi nañ ko mais ñoo ngi koy def ba tey. ma def benn séance de sensibilisation bu def pratiquement 7 jours acquérir plus de 60 femmes yi nga xamante ni waxtaan naa ak ñoom. feebar yi nga xamante ni nag bëri na di ko wundu bi ci gën a soof mooy fistule lu fistule vaginal mooy feebar bi nga xamante ni day jaxase kanamu jigéen ak ginnaawam dootul mën a jàpp bu mag bi dootul mën a jàpp bu ndaw bi te bu ñëwee borom dañ koy ber te suñuy médecin lu ci ëpp duñ ko opéré benn waaye moo fi nekk bi nga xamante ni kooku de xam naa ne mi ngi liggéey ci lu jëm ci loolu muy docteur Yuba Dieng c'est un promotionnaire un ami d'enfance bi nga xamante ne ñu ngi mi ngi ciy liggéey lu bëri. il était au FINIAP mi ngi yor clinique am fii si Iloka mais mi ngi ciy liggéey lu bëri macha allah mi ngi ciy liggéey lu bëri waaye yombul te loolu dafa bëri ba kenn mun ko waxtaanee ci àll bi ñaari kër ñett yoo dem di nga fa fekk xaleel bi nga xamante ni xëy na dafa teel a sëy wala dañ ko xarafal wala wasi na ma metti mu am loolu ñu ber ko beddi ko loolu rek déjà dafa metti ci àddina asantumaak nag yeneen feebar yi nga xamante ni mi ngi koy wund léegi lépp li nga xamante ni dafa jëm ci affaire xarafal après la fatwa de 2010 képp ki nga xamante ni def nga ko ñu yëg ko daan day dal sa kaw. et pourtant ça existe jusqu'à présent. waaw te des fois même seen ay mbokk yoo xam ne tamit que tey jii ils sont bien avertis xam ne bokkuñu sax ak ñoom xëy na dundin ñoom ñoo leen di nëbbal yenn yi. waaw dañ koy làq waaye mënuñu ko làq ba mu sore ndax xale bi nga xamante ni xarafal nga ko boo ko xarafalee mu am complication daa koy yóbbu hôpital. ki nga fekk ci centre de santé wala poste de santé même bu la protéger individuellement registre am du la protéger ndax registre bi dafa am rapport te rapport bi day wuyu ministère te ministère bu jotee rapport bi dina xam ku nekk pathologie bi nga xamante ni moom lañ la traité kii bu dee dañ ko traité parce que dafa excisé wu moom bokk na ci lim bi donc xam nañu déjà ni excision am na telle place. loolu mooy joxe statistique bi mais sanction bi amul madame Ndiaye. sanction bi amul parce que xamuñu kan la. sanction bi amul parce que xamuñu kan la ki nekk ci centre de santé bi bindalu la tur joxu la référence. doo mën xam statistique rek la lay joxe ci registre bu ñu ñëwee xëy na mën nañu mener une certaine enquête pour xam kan moo def ak kii mais du ñëppay wax man def naa formation barki démb xale bi def lan la ma wax dafa ne rien que tey bàyyi naa xaleel tu jooy suñu kër dañ ko exciser lan laa ko wax fan nga dëkk mu bañ ma wax tant que awma géolocalisation boobu mënuma boole
il faut que ma am géolocalisation am preuve bu palpable ma mën a boole. et les mariages précoces. mariage précoce yi rawati ñëpp dëkk baa ngi toj Babacar waaw. 9 ans 10 ans 12 ans. 9 ans 10 ans 12 ans jusqu'à 13 ans da nga koy gis dem naa ci localité ay naar rek ñu fa nekk Tëmbrexem c'était dans le Tagan et je suis venue voir une famille bi nga xamante ni seen doom elle a 9 ans ñu maye ko jour boobu moo nekkoon jour mariage bi ma ne ndaw si yow sa doom ji nga maye lu tax nga maye ko mun ma ay doomi jigéen rek laa am ba mu leen fi téye aw ma lu ma leen jox il faut que ñu sëyi man ko def nga ci sa xel ni bu sëyi jee xamul togg xamul bale xamul raxas mënul dara jëkkër ji lan la koy doyee lan lay jëriñ. compliqué. bu fa demee yàlla sol ko doom bu dee jëriñul borom dara mu delloo si ko mu ñëwaat indaaleel la doom indi na beneen charge nekk nañu ñaar. il faut ngeen delloo si seen ñaari xale boo am 11 ans. jur xale et jur ko difficilement aussi. waaw nga am beneen situation bi nga xamante ne moom nga war a vivre man ko yow xoolal li ngay économiser ndax baax naam de. mais est-ce que loolu tey jii sunu autorités yi tamit war nu si jël. jóg tamit que nag mettre fin à ces actes là yoo xam ni on peut même les appeler des actes barbares parce que yooyu c'est des choses yoo xam ni vraiment wax dëgg yàlla ku amul xol kese moom mooy def yenn yi jël sa doom bu am 9 ans 10 ans di ko maye. ba autorités yi jóg nañ ci la ñu mën les lois sont là comme le code de statut personnel. Même si les lois sont là, Madame Ndiaye, les lois ne sont certainement pas appliquées. C'est ça, les sanctions ne sont pas appliquées. Exactement, c'est ça le problème. Les lois ne sont pas appliquées ndax dafa am beneen situation aussi bu posé wu mooy le poids de la tradition. Le poids de la tradition xool dañuy jël exemple par exemple ci viol da ngay violer xaleel ngay mbokkam wala ngay doom nijaayam wala lu mel noonu ñu porter plainte dem ba ci biir bu waa famille bi retirer plainte bi mu nekk situation entre famille et famille. Donc affaire du avancé c'est ça le problème société bi ci wàllu boppam mu difficile dimbale te ñoom ñoo war a yeewu delloo si seen xel xam li nga xamante ni moom moo war a am ak lu warul am nit bu defee erreur def na erreur ndax nit la il faut que ñu won ko ni def na erreur sanction dafa war a tegu ci kawam amul doomu nijaay amul doomu bàjjan amul doomu tante nit ki nga xamante ni def nga lu bon dañ lay won ni def nga lu bon ndax yàlla kat daf fi teg lu leer ñoo ci toppul nu ñu waree de nee na ko sàcc nañ dagg loxo ku njaaloo am na lu war ci yow leneen ak leneen nëbbal gu bëri gi nag moo ñu sonal. foofu sax lu ñuy duggee parce que dans ton portrait on a vu des images très choquantes muy images yoo xam day wax comme ñun dans les médias on dit que les images parlent. Alors soo gisee images yooyu duñuy jëm ci maanaam violence faite aux femmes. ñu gis que ni tey jii mi ngi répété wu di am à chaque fois les gens ont crié ONG yi crié nañu des éducatrices comme vous yuuxu nañu mais ba tey tamit loolu dafa des maanaam tey jii jigéen boo xam dañ koy toroxal jigéen boo xam dañ koy dóor gis nga ci image yi jigéen yoo xam dañ ko dóor ba kanam gi toj ba bët bi neewi gémmiñ gi toj mais est-ce que la femme est faite pour être violentée? Loolu moom mooy sama question. Voilà, la femme n'est pas faite pour être violentée, mais quelle est la raison de cette violence? Très bonne question. C'est là qu'il faut travailler. Babacar dañu nekk ci société bi nga xamante ni démb dafa am lu amoon muy concession la maison familiale. boo takkee jabar muy xaleel meññul bu baax ci côté xel ak xam-xamu àddina da nga koy indi takku ci sa wetu yaay mbaa ci sa wetu bàjjan. mbaa ci biir kër gi fi nga xamante ni am na ñu ko ëpp expérience bu naree def ñun ko du noonu defal nii. xale yi léegi appartement tey nag appartement moo am papa maman les enfants bobby à la porte. voilà dem restaurant. waaw jël ay shawarma nay neex rek. voilà nay neex rek wut iPhone. nay neex rek wut daal yu rafet. li ci des li sa yu nekk. cheveux yeeg yooyu moom ñoom nay neex rek. bu xawee ñagas mbaa naqadi tuuti nga gis borom woon la boppam. mais est-ce que loolu te yow doo xam foo koy jooy. mais est-ce que loolu du waajur yi. parce que yéen yi nga xam ne yéen a yaay yi yéen a yar seen ay njaboot tey jii ci loolu. parce que yow tey jii Awsa. sa yaay yaru la. ni ngay yare tey sa doom. mukk kooku moom j'en suis sûr et certain. mukk parce que tey jii yéen da ngeen di jël seen doom ngeen def ko ngeen uuf leen. nanguwu leen seen chaleur teqale ko ak ñoom. alors que yéen seen ay waajur dañ leen jàngal liggéey teel. nga gis xale boo am 9 ans 10 ans di mooñ. di araw. am adduna xam adduna. mais tey jii yéen. kuñ ci laal sa doom wala ñu wax dara sa doom nga attaqué ko. nga gis sa bopp effectivement Babacar damay jël exemple ci man rek bi may jël kuddu ci noir di jeqi cadre j'avais 9 ans. 9 ans xaw ma sama yaay xaw ma sama papa. man ñu toog di waxante ak yow xaw ma sama yaay xaw ma sama papa. maama la yar sama maama ma yar ma am 9 ans mu génn àddina ñu jox ma sama tante mu ànd ak man Sénégal sàmm naa bay naa
tawte naa ci àll sibiru naa ci àll jonkan naa ci tool ba timis lu ne jaar naa ci ndax yar laa ko jàppee pour man je ne regrette pas ce passage de ma vie parce que ça a forgé ma personnalité mu tax nag njaboot du ma la bayal njaboot du ma la may dara sama doom bu góor sama taaw bu góor mi ngi ci baayam dama ko yar ba mu am juróom ñaari xisb alxuraan di def CM2 def entrée en sixième doon góor mu wóor ma ni kii bu demee collège xëy na jàpp ci moom ba mu dëgër du yomb ci man am naa caractère bi am naa charisme bi mën naa ko mais aw ma jot bi ma delloo ko ndànk ci loxo papaam ndax góor beneen doom bu góor bi ma am ñaari at la am xale bu tuuti xamagul dara mais defe naa ni fi magam jaar fa lay jaar waaye bu ñu delloo ci question bi tuuti ni ñu waajur yi yareewuñu noonu suñu njaboot loolu dëgg la mais jamono moo dox difficulté it sax ci famille yu mag yooyu ndax yenn saa yi da ngay ñëw ci kër say si bu njëkk boo daan say dañ lay xaxar ngay jooy duñ la gërëm de dañ lay xaxar ngay jooy tout à fait di la xas nga naan lii ñii lu tax ñu may def lii sa xol la ñuy toj ndax fi nga jëm mu wóor leen xel li nga fay fekk du neex mooy gën a tàng li ñuy wax di tukulóor naan du dal fi ñuy samp kàddir di fa taale bis mu ne di fa xam ni mat yow li ngay dund moo ko nar a gën a tàng waaye tey jàngaluñu loolu xale yi et loolu nga yaakaar ni tey jii moo indi violence bi effectivement parce que tey boo demee ci kër yow doxaan salaamaaleykum aleykum salaam yéen a ngi tas ca mbedd ma xamul sa jikko ban heure lay ñëw 9h ban heure lay ñibbi minuit yow xam nga heure bi muy ñëw jikko yi bon yëpp da nga koy nëbb kon kooku bu ñëwee lu rafet rek nga koy woon ba mu dem nekkul ak yow xamul yow la kan seeni waajur it xamantewuñu kenn si ñoom mënul wax ci keneen ki dara kon yéen bu ngeen xasee ba sëy jikko yi feeñ du jikko yi nga xamante ni dañ ko xam loo woon borom rek da koy jaaxal te du xam fan la koy jàngatee fan la koy jooytoo te jamonoy tey dafa metti da ngay ñëw ci waajuru jigéen di ko jooytu nu naan la dénkuma la mbaam dénkuma la tabal la téyal ma ba mu dëgër laa la wax boo mënu nga delloo sil ma ko ma defar ba mu baax jaay keneen loolu la waajur yi di tontu yenn sayti nga dem sëyi ci kër kenn muñ lootu seen nga dem sëyi ci kër yenn saay waajur ba fa nekk war la mën a jàppale tàllal la loxo dimbale la tette la taataan la def la ne doomam xalaat ni doomam dina sëyi feneen xëy na lim fay daj tamit du ko neex waaye déedéet da ngay ñëw mu teg la ci ànd daj la ci gàngub lem ngay dund lu metti li nga xamante ne li yàlla xam doy na doomam bu ñëwee boo waxee mun la man lu ma fekkewul mun ma ko juger sa xol di metti sa àddina di tukki ngay jooy yenn saa yi nga ànd ceeg xol crise cardiaque fekk si la nga xëy dee ñu ne woy dee na lu ko rey daa feebaroon fekk méttit ka teg naka raka rey am na yenn yi nga xamante ni nag dafa warul Babacar dafa war a changer ci biir kër yi sëy neex la war a def ndax mbëggeel xaju fa mais xam nga dafa am benn phénomène bu ma jaaxal si sëy yi mooy sooy bëgganteeg nit ki vous passez toute la nuit au téléphone ci wàllu communication lu neex ak lu naqadeeg lu baax lu nekk daa ngeen ko wax vous passez tout votre temps à communiquer ku si toog déggoo sa morom benn 30 minutes nga defoon àdduna tukki na mais man ce qui m'étonne madame Ndiaye mooy heure bu sëy ba amee ba ñu xas ba ñëw toog 1 mois ba des fois sax pour mu mat day jafe moment boobu ku jigéen ka ma nga amee war sabab elle passe tout son temps nekk ci benn roqam ku góor ka ma nga ca ordinateur am communication amul mais lan mooy solution ci loolu su fekkee ni yéen da ngeen bëggante woon takkante même pas 1 mois kenn ku nekk ma ngay toog daa ngeen toog ci biir kër gi lekk moo leen di boole waaye dootu leen communiquer mu nekk loo xam ne tamit dafay indi ay problèmes yu bari ci foyer mooy li ba la wax rek denc jikko ju ñaaw ji génne gu rafet gi rek ba ngeen sëy lépp feeñ gis nga góor booy nekk ak moom ak lu mu mënti doon suba ba ngoon jot wax ko yow la kan won ko yow la kan waa ji mos na ni dañ ko ni boo dee da ngay dem àjjana mu ne naka laay demee àjjana li may dund mi ngi mel na xal ñun ko waaw boo bëggee dem àjjana da ngay wut jabar ju réew ki nga xamante ni buy wax day pellal musóor di loxal tànk di yëngale oom kooku nga war a takk ndax kooku mooy sa àjjana jigéen boo ko bàyyiwul mu réew ci sa kanam du ngeen communiquer bu nee benn ngeen ko fukk balaa mu yeggale jigéen boo ko bàyyiwul muy réew sa kanam da nga ma léeb de ma ni ko man da nga ma léeb de doy na waar jigéen boo ko bàyyiwul mu réew ci sa kanam doo am lennam ndax jigéen yéppam réew la yow yaay xam kii nga takk kii nga indi fan nga koy jaar
moom mu xam kii ma takk kii ma indi fan laa ko yem loolu yëpp waxtaan la ah soxna si démb de foo la woon waaye tey lépp dëggu na kaay ñu defee nii ñu defee nii ñu defee ñu waxtaanee nii ñu waxtaanee nii ñu waxtaanee nii bu ñu waree def lii ñu def lii def lii def lii mais bu dee loolu amul dès le début ku nekk si yéen dafa am ruqam mën a kan ku nekk si yéen am ay engagement am particulier même booy def dara sax doo ci waxtaan ak sa borom kër ba mu xam ne yow kat yaa ngi def nangam day doy waar ça pose problème day doy waar alors ñu ñëw ci particularité mu baax ñu ñëw ci benn poñ rek ñu dugg ci même su dee benn minute voilà ñu dem ci deuxième partie émission bi mooy le cas des viols viol yi tamit dafa nekk loo xam ne aujourd'hui doy na waar jéggi na dayoo te léegi yamatul sax ci violé kese xale bu jigéen bi mais dañuy violé léegi rey waaw mu doon loo xam ni vraiment kéemaan la te yéen ci cadre boobu ngeen nekk nan ngeen koy dundee Babacar on a tendance à dire que képp ku ñu violé moo ko teg boppam du ma ni déedéet ndax col ko bi am tey ak defin bi am tey ku ko xool ci kanamu góor nga romb ko mel ni nga mel ah est-ce que ça ne veut pas dire prends-moi voilà da ngay gis des fois ay colin yoo xam ne yu doy waar da ngay am gàcce yow waaw te nag yàlla daf ñu sàkk te yemaleew ñu am na ñi nga xamante ne mënuñu tey seen bopp mënuñu maîtriser wu ils sont malades psychologiquement tout à fait bien que ça ne soit pas une raison pour violer mais il y a un autre aussi cas qui se pose mooy la maladie ñun dañu dem dof ñoo ngi ko jàppee kii sànni xeer dof ñoo ngi ko jàppee yëre tilim dof ñoo ngi ko jàppee kuy dox di waxtu te dof yaa ngi ci biir nit ñi y a des problèmes psychologiques dans la société qui ne sont pas traités parce que am na comportement bi nga xamante ne bu ko sa doom amee mi ngi gën a nekk xale nga bàyyi ci moom xel dëgg xam nga ne bu màggee kii qu'est-ce qu'il est susceptible de faire donc yar bi foofu la toll man sama doom boo nekkee xale bu ndaw nga rey wundu damay dagg sa loxo ba nga xam ne deret bii nga tuur égal sa deret ba nga xam ne yow lii nga def rafetul sama doom mës na dem benn bis suñu kër ci ginnaaw sama tante moo fa dëkk ñu dem dellu si rek ñoom ñëpp ñu yuuxu moom mu ngi ni nemmaare rek noppi ma ne lu xew ñu ne diw moo wax neen xaw ma lan kàddu gi rëy nag ma ne ko kaay mu ñëw boobu damay yar wee ma jël sama wee samp ko ci làmmiñam ba làmmiñ bi nàcc sama yaay kudd ci noir la ma sànni man ko waaw dóor ma waaye moom dootul ko defati dootul wax ba fii ma toog di waxante ak yow Babacar bu fekkee dara boo ko laajee sax dina la xaw ma fekkee ma wallah la man arab lu si loolu la lay tontu munoo mu sëg waane ba mu seede la li nga xamante ni en tout cas éducation mais éducation bi mooy problème bi éducation mooy problème bi viol yi am tey bëre recrudescent dara wundu ko lu dul des malades qui sont dans la société qui ne sont pas traités les maux de la société ne sont pas vus du bon angle c'est ça le problème nit du nekk nit ki nga xamante ni dafa ànd ak xelam ànd ak sagom di jëfee yenn yi te viol bi ba pare rey aussi dafa am leneen lu ko indi xale jigéen yi dëgër bët parce que man boo ma violé ma xàmmee la mën naa la boole dem naa nemm ak li ma xam ba ma yegg fi ma war a waxee ma wax waaye violé na la nga xàmmee naa la dinaa la boole mais mu rey la c'est ça et c'est important alors madame Awa Sarr deuxième phase émission bi xeltu nag ku fi ñëw ñu jox la mouchoir yooyu nekk sa kanam voilà fomp moom ku fi ñëw daa fomp du fi ñàkk voilà kon nag jëlal mouchoir yi ñu ànd alors ñu dem ànd ak waa régie ànd ak Fatimetou Bilal ak le grand réalisateur Mohamed Tra ñu jox nu suñu premier élément ñu dellu sax ci plateau bi waaw moom moo topp ci man waaw man maa ko magee 2 ans waaw dafa nekk ki nga xamante ni macha allah dafa nekk rakk bu macha allah baax si ñun te jàmbaare buñ doon wax tey jëlee ci ay kiyam macha allah duñ fi jóge waaw dafa nekk macha allah nit nga xam ne dafa jàmbaare ba pare macha allah nangoo liggéey ba pare nekk ki nga xam ne aussi dafa bëgg ay sëram bëgg yaayam surtout mu nekk aussi ki nga xamante ni macha allah ñun duñ koy tiitaroo. waaw mu nekk ki nga xam ni aussi macha allah ba tabarakallah dafa bëgg mbokk dégg mun a dox mbokk et puis voilà quoi. waaw benn anecdote bon macha allah dafa nekk ki nga xamante ni moom d'ailleurs yaayam yaru ko sax yaayam yaru ko sama maam bu jigéen biir sama yaay moo ko yar bon pratiquement boo seetee moom kiiwul yaayam noonu yëpp sax si maamam la gënoon takk
mais macha allah avec le temps alhamdulilah macha allah dafa nekk ki nga xamante ni bëggul daal yaayam dara metti ko waaw lépp lu muy daw suba ba ngoon jot macha allah aussi def si kii ak yaayam waaw loolu moom macha allah xam naa ko ci moom bëggul dara lu metti yaayam tey jëlee yaayam bu feebaree macha allah bu xëyee suba teel lu muy njëkk a def mooy toppatoo ko yëkkati tëral mi ngi daw gauche droite da koy jaral sax arrêté liggéeyam macha allah di toppatoo yaayam ak yooyu moom macha allah xam naa ko ci moom macha allah waaw loolu moom loolu kiyam la daal bëggul dara lu metti yaayam. waaw loolu moom macha allah waaw ñun moom macha allah loolu nekkul suñu problème ndax d'ailleurs ñun dunduñu ak suñu waajur bu góor ñun macha allah suñu pratiquement suñu yaay rek moo ñu yar moom la ñu xam donc du coup macha allah daf ñu yar macha allah tette nu macha allah jàngal nu école jàngal nu yëpp macha allah donc ba pare nag def suñu yar bi nga xamante ni amul benn différence sama yaay moom ay doom amul différence ñëpp benn lañ ci moom macha allah ñëpp wax dëgg yàlla waa amul xaar ma yàlla ak benn doom donc macha allah moom tamit mu màgg gimmi gis loolu rek di dem ci loolu moom tamit wax dëgg yàlla amuñu benn problème ak moom waaw mosuñu ko bon fàttaliku ma fenn fu mu mës a amee benn problème wax dëgg yàlla ak ay sëram ni yaayam waaw wax dëgg yàlla kenn mosuñu àtte ci ay coow wala ay wax wala yenn kii daal mosul am. waa dama koy ñaanal yàlla rek lépp lu mu mënoon macha allah ci liggéeyam di si daw guddig bëccëg maa ngi koy ñaanal yàlla gën ko yokk may ko kàttan macha allah ak muy daw di dawal njaboot ba keroog macha allah di yàlla di def daal li gën ci moom waaw maa ngi koy ñaanal loolu moom ñu ngi ko koy ñaanal wax dëgg yàlla ku jàmbaare la macha allah ñun sax moom bëriwuñu sax di kii ci ay liggéeyam am na yenn kii bu koy def sax. Très souvent ñun bëriwuñu sax di dem di assister ak yooyu après daal luñ koy gis ak yi mais macha allah ñoo ngi ci ginnaawam on est de tout cœur avec elle ñu ngi ñaan yàlla daal liggéey bu mu nekk bi yàlla taxaw ko si jàppale ba lépp lu mu ci bëgg moom lépp lu mu si séentu daal yàlla defal ko ko. Alors Aoussa c'est touchant. Ouais. C'est ton aîné. ku la woon suñu kër yow. non ñoom ñoo baax ndax man maa mujj judd dama doon taw ci sama kër papa mais may caat sama kër yaay ma am ñetti grande sœur ñu bëgg ma trop di ma yedd ci lépp lu may def di ma taataan it ndax bu ñaawulee ba fii rek am na lu tax boo rafetee doxin rek ki la jiitoo tax ki la jiitu bu doxee dox bu rafet nga topp ci ay tànkam rek defe naa ni doo réer. Très bien. Voilà. Très bien des na ba tey ji kii nag témoignage am daf ma laal trop ci xol nga am lu bëri loo def ci moom mu feeñal ka ak yëg-yëg ci xolam ñu ànd ak waa régie Fatimitou Bilal mu jox nu sunu deuxième témoignage. Aoussa moom sama yaay bu baax la sama rakk yaay la mais dafa mel ni comme moo ma jur parce que tout le temps vraiment elle est là pour moi parce que man amoon na fii ay jamono yi nga xamante ni dama feebaroon ba dem ba bàyyi samay jàng léegi du coup moom moo ma nekk fii di ma yokk force di ma yokk doole di ma jàppale tout le temps naan ma vraiment faut pas abandonner feebar nga mais loolu yëpp du dara et que jamono ji situation bu nekk mën na am mais il faut pas baisser les bras di ma jàppale tout le temps di ma def ci ay formation di ma jàppale liggéey et tout ça vraiment musuma seetaan benn yoon. Vraiment man moom je suis la mieux placée parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle te gis naa vraiment jom bu mu def ci liggéeyam rigueur bi nga xamante ni moom la def ci liggéeyam. Même bu nekkee jigéen parce que fii genre dañoo am tendance ni comme jigéen la donc voilà quoi mais moom deful loolu dafa imposer marqué ay empreinte am ba nga xamante ni macha allah vraiment dafa commencé ci dara en fait comme ni ñëpp mais macha allah dafa xeex def lu nekk ba macha allah ba toll fi mu toll tey ba fi mu taxaw ñëpp ko respecté di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram surtout loolu. di ko ñaanal liggéey bi mu nekk yàlla nag ci yàlla jàppale ba lépp lu mu yaakaar ci liggéeyam mu am ko vraiment loolu léegi laa koy ñaanal incha allah rabbi
soxna Awsa balaa ñuy dem sax foofu xam naa ni tu es touché. sama doom la sama doom xol xale bu yaru tey dégg it ndigal fu ma ko jaarloo jaar na fa macha allah ma koy sante yàlla alhamdulilahi rabbil alamin man ama doom bu jigéen donc samay doom yu mag yu jigéen ñooy samay doom tey bu ma waree def dara ci xaleel ba suba moo koy waxtaanee wala mu ciy jëriñu comme li tubaab di wax rek charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien que j'ai aidé beaucoup d'autres jeunes qui sont dans le milieu associatif comme Elmina, CEPRA et tout ça moom dafa yéex a dugg si sama loxo parce que j'avais opté pour ces études yàlla def à un moment donné mu feebar avec un problème ophtalmologique c'est difficile de pouvoir continuer. Elle a fait le bac, ça n'a pas marché. Ma ne ko non, ça ne s'arrête pas là. Voilà. Tu vas commencer là où j'ai commencé. Très bien. Du ñuy ñëw dem ci troisième élément bi mooy suñu dernier élément parce que l'émission tire à sa fin ñu dem jël kii nag mooy yaay ñu dem jëli ko dellu soit Fatimatu Bilal. li ma mën a wax d'abord mooy Awsa dafa nekk rakk bu baax ci ñun ci bon je dirais dans toute la famille. mu nekk rakk bu baax mu am ci yëg-yëg ci ñëpp mu am wax dëgg yàlla am yëg-yëg ci ñëpp ci daal la mën a wax bañ na ko ba famille bi képp ku ci am problème famille Awsa Ndiaye da ci taxaw bu baax ba yëg ni taxaw nga ci man tout dernièrement j'étais très malade sax mais daf ci taxaw bu rafet ma manqué woon deret ak yooyu yëpp mu dem wutal ma don de sang taxawuma vraiment dafa nekk rakk boo xamante ni mënuñu ko fay wax dëgg yàlla moom daal ñu ngi koy ñaanal rek ñaanal lañ ko mën a defal di ko ñaanal bu baax yàlla may ko mu eggale kiyam mu eggale taxawaayam wax dëgg yàlla mu eggale taxawaayam trop ci lépp daal doole bi lu mu koy wax daal mooy Awsa de ne jamais baisser les bras parce que yoon bi gudd na trop te yoon bi metti na mais fokk nga ma koy encourager trop ci lu muy def parce que guddeeg bëccëg day dem ay mission partout day dem bàyyi doomam bàyyi jëkkëram macha allah dafa taxaw daal wan ni boppam ni daal ni góor la parce que ñun on n'a pas vécu avec notre suñu waajur bu góor te kiiwuñu ak moom mais macha allah dafa ñun ku nekk ci ñun dafa taxawaay góor parce que nekkuñu ak góor mais macha allah kon maa ngi koy encourager di ko wax na yoon bi metti na na dëgërlu. soxna Awsa balaa ngay sax tënk loolu rek ci 30 secondes parce que émission bi jeex na dafa am dernier élément bi muy question kii 30 secondes la. dafa am benn personnalité bu ñu lay wan ci gannaaw bu ñu koy cacheté nga wax nu kan moo làqatu ci gannaaw 30 secondes question kii ñu dellu si nag nga wax sa dernière moo ñu tëj émission bi. ñu ànd ak Fatimatu Bilal mu jox nu question kii kan moom moo nekk ci gannaaw tey. voilà kii kan c'est une haute personnalité de ce pays kilifa bu mag la ci biir réew mi. Président de la République déedéet seetal keneen. Lambal war nga ko trouver léegi. Voilà. Eh bien jusque-là je ne vois pas. Hein? Jusque-là je ne vois pas. Ah ça c'est le Premier ministre Mohamed Ould Bilal. Effectivement. Voilà le Premier ministre Mohamed Ould Bilal. Alors émission bi jeex na ci 30 secondes rek. lan ngay tàggu. Babacar mënuma tàggu te santuma sama yaay te gërëm ko ndax c'est une dame qui a mis toute sa jeunesse dans un tiroir pour l'éducation de ses enfants. Voilà ginnaaw loolu may remercier ñi nga xamante ni ñoo fi jaar ñëpp ci témoignage. ñoom ñoo baax rek moo tax ñuy wax sama mbaax. waaye def naa ne ñoom ñoo ma jiitu ci mbaax ginnaaw loolu ma lay remercier ci woote bi ma woo di ma xamaleeg àddina parce que defe naa ni émission bi yemul fii c'est à travers le monde képp kuy déglu Awsa nag na xam ni du kenn ku dul doomaanu Mauritanie bi nga xamante ni
dafa doon Mauritanienne bëgg Mauritanie fier ci li mu ne nekk it fi mu nekk samp sama tànk ngir lenn dimbale doomu aadama fu mu mënti nekk ci kaw suuf. Très bien. Merci beaucoup madame Awosa Ndiaye moo doon sunu invité ji ci 226e numéro bu émission xeltu di gërëm également waa régie ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun geste Abdallahi Ould Dahi son Sidi Mohamed Moustapha Mohamed commutation Fatimetou Bilal script Ariba Tahman coordination Mohamed Tra réalisation Ahmed Tall caméra Moustapha Gaye régie 1 leen jox daje incha allah ci beneen émission nag samedi bi di ñëw muy yemboog nag lii di indépendance u Mauritanie di 61e maanaam anniversaire bu réewu Mauritanie di ndokkale ñëpp di ci jaajëfal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.